asalaamualeykum ñi ngi dellu si waat di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan di dellu si rekk ci leçon du ramadan numéro 10 ci sunu waxtaan bi nga xam ni moom la ñu entamé woon te mu di cheminement vers Allah en rapport avec le dhikr yàlla dogal tey ñuy ñëw ci tomb lumière yi nga xam ni nekkoon nañu ca état nuraani yu te yàlla namoon ci yenn tomb yooyu ni bu demee ba di leen bind di leen boole ci ay mbindeefam daf leen di indi boole leen ci xeetu jigéen parce que boo seetloo ci côté nuraani yu da ngay gis ni la ca ëpp li ñuy faral di jàngale mooy mbindeef yi nga xam ni yàlla dogal na bi nu ganesee àdduna ñu bokk ci xeetu góor ba tax na sax moo tax ngay gis ñenn ñi léeg-léeg ñuy laajte ndax ay wëli yu jigéen am na ndax barewul parenthèse buñ leen di faral di tijjil ñoom ci état boobu di ko jàngale su ko defee bu ñu ñëwee ci waxtaan bi tey dañuy ñëw ci tomb lumière yooyu nga xam ni yàlla dogal na bi mu leen boolee ci mbindeef yi daf leen boole ci xeet yi nga xam ni ay jigéen lañ maanaam ñu nekk jigéen mu indi leen ci monde shahada jigéen yooyu nan la ñuy comprendre seeni lumière muy li nga xam ni moom la ñu nekkoon démb nan lañ koy comprendre te ma waxoon ni bu ñu xooloon ca ñi nga xam ni ñoo doon seen sang yi foofu doon leen diriger ku ci mel ni sayyidatuna Maryam ku ci mel na sayyidatuna Aïcha ku ca mel na sayyidatuna Xadija ku ca mel na Rabiatal Adawiya ku mel ni ñoom ak ñeneen ñoo xam ni tabaarakallaahu boo leen doon lim doo fi jóg dañuy wax ni ñooñu seen sang lañu woon foofu waaye ñu gis jigéen yooyu bu ñuy dund fii ci àdduna mu ñi nga xam ni jaaroon nañu ca état nuraani yu seen tomb lumière ya nekk fa opérationnel fa ba yàlla dogal mu boole leen ci mbindeef yi indi leen fii ci àdduna suñuy dund ñoom jigéen yooyu fii ci àdduna dañuy am ñaari jëmm maanaam day am jëmm joo xam ni mooy bi ñu leen di miine bi ñu leen di xame te di leen ko gise chaque jour mais ci biir jëmm jooju day am beneen boo xam ni beneen hijab boo xam ni jamono ju nekk hijab boobu mi ngi flotter ci biir espace intermédiaire yi jëmm ji nga xam ni moom lañ leen di miine fii ci biir jëmm jooju jëmm ji am na beneen hijab boo xam ni hijab bi day rocceeku ci biir jëmm ji jamono ju nekk hijab boobu mi ngi ci espace intermédiaire yi di flotter léegi nag seen relation ñoom ñaar maanaam seen jëmm ñoom fii ak hijab bi nga xam ni moo bokk ci ñoom te di nekk ci espace intermédiaire yi seen relation ñoom ñaar soo ko doon seetlu da nga koy gis ci ni maanaam jigéen ji ni muy nekk fii ci monde shahada bare na loo xam ni moom beneen seexam bële te di hijab bi nga xam ni moo bokk ci moom te nekk ci espace intermédiaire yi jigéen boobu toujours day nekk jigéen joo xam ni jigéen ju sell la mais suy zikr walla bu demee ba tëdd di dallu la ëpp la muy gis ci gént moom jigéen jooju du doon moom jëmmam bi waaye hijab bi nga xam ni dafa bokk ci jëmmam te nekk ci espace intermédiaire yi li ci ëpp moom lay gént waaye ba léegi da ngay jàpp ni kooku moom la mais mooy hijabam bi nga xam ni moo génn ci jëmmam nekk ci espace intermédiaire yi lu ci ëpp kooku lay gént moo tax lu ci ëpp day gént nekk ci ay dimension yoo xam ni moom soxna ci si boppam du ko mën a expliquer bu yeewoo wala mu gént nekk ci ay dimension yoo xam ni wala ci ay situation yoo xam ni moom soxna si boppam du ko mën a comprendre
wala su ko mënee comprendre it du ko mën a interpréter parfois dafay dem ba dafay xalaat moom soxna si parfois dafay dem ba dafay xalaat sax ni est-ce que du ay maanaam est-ce que du hallucination ci moom wala est-ce que du ay xalaatam moom ci boppam alors que fekk na yooyu yëpp du bokk ci lu muy xalaat du bokk ci lu muy janeer mais day bokk ci lu muy dund mais nu mu koy dunde mooy ci état nuraani yu maanaam hijaabam bi bokk ci moom moo nekk ci espace intermédiaire yi mooy dox di rencontrer ruuxu saalihiin yi mooy xaritoo ak ñi nga xam ni xëy na sax bokkul woon ak ñoom jamono mooy nekk ak ñi nga xam ni ñoom ñooy yor espace intermédiaire yi wala toujours seen rox ña nga fa mooy entrer en contact ak code d'accès yi hijaabam boobu moo koy yóbbu ci géntu lumière yooyu léegi moom soxna si ka muy gis su boobaa moom mi nga xam ni mi ngi ci monde shahada ka muy faral gis ci gént la ca ëpp mooy hijaabam boobu nga xam ni nag moo ko nekkal ca espace intermédiaire yi parce que hijaab boobu moo couvriroon tomb lumière am ba mu nekkee ca état nuraani yu moo tax forcément da nga gis ni réalité am bi muy nekkee fii day nekk jigéen ju sell mais day nekk jigéen joo xam ne aussi baatinam day sell léegi nag ci jàngat boobu organisation yi doxal na nu mel na ni hijaab boobu nga xam ni mooy jóge ci jëmmu ku jigéen kooku te nekkal ko ci espace intermédiaire yi hijaab boobu léeg-léeg yàlla dina dogal mu gane si léeg-léeg dinay gane si ku jigéen ki soo demee ci xayb dañ lay wax ni li ëpp jamono ji muy ganesee ku jigéen ki mooy jamono ji ku jigéen ki des zikr hijaab bi daf koy ganesi su ko ganesee nag léegi dañuy bokk ñoom ñaar dañuy bokk nekk benn su boobaa bu nu nekkee benn doole lumière bi nga xam ni moom la ko hijaab bi di indaaleel mooy doole lumière bi mu jële ci espace intermédiaire yi ba mu jële woon ca état nuraani yu su ko indilee ku jigéen ki donte mi ngi ci shahada dafay mel na maanaam nekku fi mooy bu ko hijaab bi ganesee dugg ci moom ñu dellu nekk benn su nu nekkee benn donte ku jigéen kee ngi ci monde shahada dafay mel na nekku fi parce que idéologie bi nga xam ni moom la hijaabam bi nekk ci espace intermédiaire yi di am su dellusee ci moom hijaab bi ci biir jëmmi ku jigéen ki fii ci monde shahada ku jigéen ki ci jamono jooju ci idéologie boobu lay dund moo tax lu ci ëpp buy entrer en contact ak moom dafay fekk mu nekk jamono joo xam ni dafay yor kurusam di zikr maanaam jamono ji muy yor kurus bi di zikr nga xam ni dañ koy delloo ci ki nga xam ni mi ngi méditer ci boromam jamono jooju lu ci ëpp moom la hijaab boobu di ñëw ci moom di dugg ci jëmmam di àndaat ak moom nekk benn maanaam mu nekk benn su nekkee benn nag boobu ku jigéen ki day nekk ci beneen réalité parce que idéologie jamono jooju bu ko hijaab bi di indil mooy idéologie bi mu épouser ci nuraaniyu moom la koy indil su ko indilee nag ku jigéen ki day nekkaat ci beneen dimension bi muy nekk mooy dimension bi nga xam ne habituellement ci la hijaab bi di nekk léeg-léeg nag su demee hijaab bi moo xam ban waxtu lay tàggalikook moom mën na buy zikr ba ci kanam mën na bu demee ba arrêté mën na am ak moom ay heure mën na am ak moom ay minutes ça dépend ci réalité bi nga xam ni moom la yàlla décidé hijaab bi ganesi ko léegi nag hijaab bi su paree moom ba su delloowaat ci espace intermédiaire yi continuer foofu mission ku jigéen ki ci lay dellu siwaat nag moom daal di melaat ni nga xam ni noonu la mel d'habitude ci monde shahada léegi nag moom loolu pour mu comprendre ko mooy moom comme du mën a comprendre dimension boobu parce que xëy na dina am lu ko ci échappé li ci ëpp day jàpp ni xëy na moom moo yoroon kurusam xëy na moo doon réfléchir ci yenn yi wala moo doon xalaat ci yenn dimension yi xëy na ba yëgatul boppam fii léegi nag day jàpp ni période bu demee moom ba teg kurusam wala bu demee xëy na ba jóge ci loolu xëy na xalaatam la woon kon xalaatatu ko moo tax mu dellu siwaat melaat na mu meloon alors que ni
dafa war a xam ne ñaari organisation la yoo xam ne daf ci bokk te yàlla dogal moom mu doon benn nit. benn bi mooy jëmmu shahaadaam bi fi ne ak hijab bi nga xam ni ci jëmmi shahaadaam la bokk, waaye comme dafa jaar état nuuraani yu yàlla jël hijab bi daal di koy tiise bàyyi ko ci espace intermédiaire yi muy rencontrer ruuxu saalihiin yi. organisation boobu su amee ci jigéen ji dañuy wax ni jigéen ji wëliyu la, wëliyu kaamil la. maanaam yàlla may na ko dimension ci wàllu pureté, ci wàllu spirituel ba toll na fenn fi. su boobaa nag réalité boobu lu tax yàlla di ko doxale noonu mooy dafa am ñaari contact yu am. benn bi mooy contact bi nga xam ne am na ko ak monde bi di monde shahada, waaye beneen bi mooy contact bi muy am ak monde bi nga xam ni mooy monde bi lumière yépp wër te nga xam ni fa la tomb lumière yi nekkoon te muy espace intermédiaire yi nga xam ni la fay résonner ak la fay dox ak loi ba fa am mooy loi zikr. mais da ngay gis ni kon kooku ñaari organisation yooyu day nekk ci moom. bii nga xam ni day génn ci moom lu ëpp moom mu koy gis ci gént di ijaabam, ak bi nga xam ni mooy jëmmu shahaadaam. moo tax li si ëpp jigéen yooyu boo leen seetloo ñaari façon gént la ñuy faral di am. gént boo xam ni day dellu ci wàllu àdduna kese, boobu buñ ko géntee gis ci seen bopp seen jëmm ji ñu nekkee ci kër gi la ñuy gis. ak gént goo xam ni day dellu ci espace intermédiaire yi, maanaam day dellu ci leer yi, boobu buñ ko gisee seen jëmm la ñuy gis, waaye seen jëmm jooju mooy seen hijab bi nga xam ni dafa bokk ci seen jëmm. loolu nag li koy indi toujours su amee ci jigéen mooy ci soxna yu tedd yi ma tudd ci début bi, soxna yi seen bopp dañ leen def seen représentante. maanaam soit da ngay nekk représentante Rabiatul Adawiya wala sayyidatuna Aïcha wala sayyidatuna Khadija wala sayyidatuna Mariam. organisation yooyu di am mooy indi ngay gis hijab bale di dem di taxaw fële di xaar, ndax hijab boobu représentante benn la ci jigéen yi nga xam ni jot naa leen tudd ci jigéen yu sell yooyu. léegi nag soxna si épouser représentante boobu comme hijab bi, moo tax hijab bi di ñëw ak ci moom di dellu. waaye ñooñu ay jigéen la ñuy doon yoo xam ni yàlla day dogal ñu am dimension spirituelle bu élevée, waaye ay jigéen la ñuy doon it yoo xam ni li ci ëpp doom yi ñuy jur ay doomu wëli yi la ñuy doon. maanaam doom yi ñuy jur li ci ëpp wëli yi la ñuy doon. da ngay gis ni yàlla dafay denc ci ñoom, maanaam jigéen yooyu lu si ëpp yàlla dafay denc ci ñoom secret. yàlla dafay denc ci ñoom secret, moo tax mu tànn leen, organiser leen noonu, waaye di leen doxalee noonu, maanaam seen évolution ci côté spirituel di doxe noonu. ñoom nag duñ ko mën a interpréter, duñ ko mën a comprendre, waaye fekk na dañuy dund réalité boobu. réalité boobu nag yàllaay jël secret boppam denc ko ci ñoom, moo tax mu organiser leen seen dund ci façon boobu. kon tey loolu lañ ni woon nañ ko indi ci cadre bi nga xam ni ci wàllu soxna yi lay féete, te muy dellu ci état nuuraani yu ak explication yi mu àndal. yàlla dogal nag comme boobu ba léegi ñi ngi wax ci état nuuraani yu ba yàlla dogal tey ñi ngi ci 10e jour ci koor gi, te am na yeneen leçon yuy xaar ci àggale état nuuraani yu bi ak organisation bi. kon xam naa bu ñu ñëwee ci leçon du Ramadan suba ñu fas yéene nag dugg ci état roxaani yu. waaw ñu moom it xool ñaata fan lañ cay am laata ñuy jeexal koor gi incha allah. ñuy dellu di ziyaare mbokk yu tedd yépp. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.